jërëjëf Cheikh internet de baoltimes.com ak te chers téléspectateurs de Baol TV ñoo ngi ñëwaat ak yéen seen émission question de l'heure te nag ñu dalal ndaanaan bu mag di Meissa Gningue salaamaaleykum naka nga def. maaleykum salaam Mor namoon naa leen namoon naa Baol Time. Meissa Gningue nga xamante ne dañoo destitué ton mentor politique Birima Mangara lañ la ko gis vraiment. non Birima Mangara nekkul sama mentor politique parce que il est apolitique du def politique. IGE la yoon may ko mu def politique. waaye nag bokk naa ci ñi ko doon accompagner pour le développement de Diourbel. boobu ñu destitué ko destitution wu ki nga xamante ni mooy Birima Mangara depuis loolu amuñu temps wax ci yaakaar naa faa ñu def ci benn ramassé ban jàngat nga ci def. non jàngat bu ma ci def rek moom jàngat bi mu ci def moom la ci intellectuel yëpp di def comme c'est un fonctionnaire de l'État c'est un commis de l'État delluwaat na ci ay fonctions yi nga xam ne moom la yore woon te loolu ay diplôme moo ko may am njàng muy fonction IGE kon yaakaar naa ne amul loolu da doon ñëw pour dimbale le président Macky Sall jàppale ko ci mandat bu njëkk bi def na ca lam ca mën yàlla nag deful ñu renouveler waat confiance boobu jox ko li nga xam ne mu delluwaat di liggéeyam toogaat di ko liggéey man tamit ma dellu fa ma doon liggéey lay di la wax ne nag mbirum politique amaguma ci poste politique. ba léegi li may liggéey man maa ko moom maa ngi fonctionnaire là en même temps dama yëngatu ci privé bi parce que dama am ay partenaires au niveau national ak international. ba léegi yaakaar naa ne ci kooku la ñuy des muy waa Mangara dooleel Macky dañoo waxoon dañoo ñëw pour jàppale Diourbel mais depuis bi nga xamante ne destitué nañ gisatuñu leen pratiquement. ah déet boo loxee loolu dina ma jaaxal parce que ñu ngi ñëw ba léegi parce que boo seetee li fi jaaragum ci événement yëpp muy jëm ci Korité Tabaski yooyu yëpp intervenir nañ jox nañ ci lañ ci daan jox ba ci màkk bi ren joxe nañ ci ay biir màkk kon lañ jàppoon ba léegi ñu nga ca bàyyiwuñu. jërëjëf Cheikh internet yaakaar naa ne di leen fàttali ni Meissa Gningue lañ toogal Meissa Gningue nga ngànkoon yor benn mouvement est-ce que mën nga ñëw dikkal mouvement bi fi mu ne fu mu toll. waaw damaa bokkoon ci benn mouvement bu ñuy wax taxaw askan bi ma jiite woon ko ci mouvement boobu ba ma ko jiitewee nag après ma lëkkaloo ki nga xam ne moom mooy Diop si ñu nekk ci benn parti bu ñuy wax CPGE parti boobu laa nekk ba léegi maa ngi ca biir maa ngi cay doxal lu bari parti boobu nag ci mouvance présidentielle la bokk mais nous sommes indépendants ñun suñu xalaat ci réew mi dañ koy wax te dara duñu ko teree wax. suñu xalaat ci réew mi dañ koy wax dara duñu ko teree wax ñu gis ne le seul ministre de la région de Diourbel quand il était élu à l'occurrence monsieur Dame Diop ñu gis à travers les réseaux sociaux Meissa Gningue di ami attaque yenn saa yi sax mu tooñ def affaire yoo xam ne c'est un peu rigolo muy dëkk bi dafa tàng indil ñu ay climatiseurs yeneen ak yeneen pourquoi ngay acharné wu ci kaw ki nga xamante ne mooy ministre. non buñ ko jëlee acharnement day nekk loo xam ne du nekk débat intellectuel. c'est le ministre de la République c'est le seul ministre de la région comme ni ko premier ministre bi fi génnee wax bi ñu koy fal dañ ne woon dañuy fexe ba nga xam ne région bu nekk dina am benn ministre kon man dama jàpp ni sama ministre ba léegi li tax nag may wax déedéet la meilleure façon d'aider quelqu'un c'est de lui dire la vérité xam nga nag yàgg naa ànd naa ak ministre xam naa coono yi nga xam ne moom la amoon fii ci diwaan Diourbel ak yenn yi ñu ko daan def ak galgal yi léegi nag pour mu bañ ci jaar ci loolu man yoon la ma di ko tegaat ci raay bi même bu ñëpp ànd ak moom du ñëpp ñoo mën a ànd ak yow am na ñoo xam ne dañuy ànd ak yow am na ñoo xam ne seen conviction politique taxul ñu ànd ak yow mais du ma jeter nit ay fleurs du ma tamit discréditer nit damay wax li nga xam ne sama point de vue la damay yaakaar ne dëgg la pour mu tegu ci raay la te defe naa loolu ma doon wax tey l'avenir m'a donné raison ñu ci bëri gis nañ taxawaay ba mais du bañ ko wala xeeb ko parce que nag daam sama grand la am na yoo xam ne sax defoon nañ ko auparavant parce que bi ko nit ñi jegewutoon politique man bokkoon naa ci ji ko jege doon ko accompagner ci dara mais taxutoon tamit ma nekk ci biir la ma continuer woon doon ko wax foofu moom laa continuer ci nekk boobu sama ligne éditoriale dama koo garder ci moom ba léegi. fi mu ne nii jàpp nga ne kon mu ngi tegu ci raay yi. non fi mu toll nii mu ngi tegu ci raay bi damay wax ne am na yu muy tegu ci raay bi ministre la ministre de toute la région de Diourbel c'est-à-dire que du ministre kër Cheikh du ministre kër gu mag kon bu nekkee ministre pour région Diourbel yëpp dafa war a yaatal am na ci loo xam ne gis naa ko par rapport ak ay distribution maillot yoo xam ne da ko def ay koñam ba ma gisee loolu ñu bëri loolu la ñu wax ne dama ko cee attaqué mais c'est normal boo xasee nekk ministre de la région nag amatoo xàjj ak seen c'est-à-dire que booy joxe da ngay joxe pour tout le monde su ko defee nit ñi dañuy wax ne même bu fekkoon ne coutume la wala loo yàgg a def ci loolu déedéet da nga koy yaatal wala nga bakko parce que léegi moomatoo sa bopp sa waa koñ moomatuñ la foofu rek laa doon waxee. jërëjëf mbokk yi di fàttali ne Meissa Gningue lañ toogal Meissa Gningue nekk un responsable politique au niveau de la région de Diourbel Meissa yaakaar naa ne dañoo bëgg tuuti nga tiiral ñu benn bilan ci li nga xamante ni mooy municipalité bu Diourbel mairie bu Diourbel lan nga gisee liggéeyu ki nga xamante ni mooy l'élu de la ville muy Malick Fall est-ce que attentes yi nga xamante ni moo taxoon Diourbel Fall ko tey jii moo ngi koy répondre ou bien est-ce que y a des choses à améliorer parce que à chaque fois dëgg la dara lépp matul faaw am loo xam ne dañ koy yokk. waaw comme ni may waxee rek tout n'est pas rose lépp moom mënut a bokk maase mais dañuy jàpp ne tamit ñu def benn jàngat bu ndaw
même bu fekkee ne moom moo jiite municipalité bi état bi mu ngi koy accompagner te état bi li mu koy accompagner ci loolu am na loo xam ne tam benn compromis bu mu trouvé ak état bi dañuy def benn jàngat bu ndaw ne bu ñu fàttalikoo Malick dafa accompagner le président de la république ci li nga xam ne moom mooy élection législative yi ba mu fal ko fi député mu accompagner li nga xam ne moom mooy président de la république ci li nga xam ne mooy présidentielle ba mu nekk nii daanaka bu ñuy jiital sax ñoom ci mouvance bi ci ne lu bëri da ciy bokk kon bu fekkee ne ay projet dafa ñëw Diourbel muy ay Promoville ay ñuy defar ay tali dañ ko koy santé parce que compromis ba mu wax ak Macky Sall ne ko dinaa la jàppale pour nga dimbali ñu Diourbel ci lii kon ci moom la jóge depuis lui le grand li nga xam ne Malick Fall toog na ko mo en terme de réalisation yu jóge ci état bi mosu fee am kon loolu man dama koy magnifier di ko rafetal di ko ci gërëm bu baax parce que tamit am na ay jéego yu mu ci dox man am na yu ma ci fekkee léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom mooy gestion municipalité bi am na lu ciy sooxe lu bare parce que man ànduma ci moom ci par rapport ak subvention yi nga xam ne jox ko waa nawetaan ànduma ci moom ci li nga xam ne moom lay xaw a doxalee tuuti mu jëm ci loo xam ne cercle bu restreint la bu bokk ci moom loolu boo xasee falu rek da nga kaa war a bàyyi mbubu moom da nga koy summi sol mbubu ñëpp mooy mbubu li ñëpp bokk loolu donc xam ne mu ngi ko fay sooxe mais mu ngi góorgóorlu man dama koy woote waxtaan ak moom di ko laaj fu mu ci toll ndax mën naa laa dimbali ci lii loolu la même bu fekkee ne bokkuñu conviction politique bokkuñu fu ñu ànd bu fekkee lu dul defar man damay associer ak ñëpp waaw léegi nag bu ñu demee ba terme élection jot ku nekk nag mën naa xool fu mu far am na ay failles yu mu ci def mais am na ay loo xam ne lu baax lu mu ci def jërëjëf mbokk yaakaar naa ne yéen a ko déggandoo ci li nga xamante ni mooy appréciation kii di Meissa Gningue ci li nga xamante ni mooy maire bu Diourbel ak ki nga xamante ni mooy maire bi waaye restons toujours sur les collectivités locales au niveau de Diourbel souvent ba ñuy wax dañuy wax maire bi rek fàtte conseil départemental mais conseil départemental est-ce que liggéeyam tey jii nii Meissa Gningue en réalité c'est palpable yow yaa ngi koy gis est-ce que c'est visible non conseil départemental man li ma ko wax rek man daanaka dama koo classé doo ci dégg ma ci wax dara ci réseaux sociaux yi daanaka du ma ci bind ay articles bu bëri parce que Kafane dama koo indexé depuis longtemps ça veut dire que dañ koo jox ay structures yu mu jiite ay ministères yu mu jiite amul benn yoon boo xam ne Diourbel bénéficié wuñu tey kooku bu ñu ko joxaatee conseil régional conseil départemental amul yaakaar bu may am ci moom amul yaakaar bu may am tey defe naa l'avenir m'a donné raison ku woo xam ne dafa nekk ci porte retraite politique nga xamatu ci amatu ci benn ambition boo ko joxee la ko neex lay defal waaw la ko neex lay defal du nekkul ku mun de da koy def lu ko neex conseil réseau départemental Diourbel moo gën a nul ci conseil départemental yi nekk ci waxuma la ci Sénégal waaye ci monde bi yëpp. jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne fii la ñuy jeexalee première xaaj bi nga xam ne nii c'est local duñ mënuñoo wax sans pour autant ñu gis ne tey Diourbel bëri na ay jeunes yu jug yu bëri yoo xam ne dañuy def ay engagement nan nga ko jàngatee. li ma gis ñu def ci mooy gis naa ñuy nettoyer di defar yenn gox yeeg goxaat yi di ko def assainissement mais damaa ne loolu ñoom ñoo am initiative bi damay saluer le courage et l'engagement de luy jot na. mooy booy yooyu nga xam ne ñoom El Hadj Bodé ñooñu may gis ñuy def parce que acte de citoyen loolu lay doon citoyen loolu la ñuy xaar ci moom nekkul ay réclamation di wax lii laa mën lii laa bëgg ngeen defal ma wala dara da ngaa am ay acte woo projet ba nga xam ne kii ëllëg mën nañoo espérer ci moom mu am avenir boo xam ne dina mën a dëkk initiative bi population yi ñoo ko jiite ba pare dirigeants yi door cee topp c'est tout à fait le contraire ñoo waroon a am ay initiative indi ay dimbaleen leen ci mais dañoo gis booy yi dem am initiative bi commencé leen ñu fekk si leen ci te loolu acte citoyen boo xam ne képp kuy nit da nga koo war a sax loolu moo fi am loolu moom lañ gis vraiment ñu saluer population par rapport ak assainissement bi fi am loolu moom acte de citoyen yi ñu gis ñu commencé koo doxal nii bu fekkee ne continuer nañ ko day baax ci li nga xam ne moom mooy diwaanu Diourbel mais yemul ci fomp ak raxas ak defar rek xam lu mu war a yem tamit dafa bokk tamit ci ñoŋol ak aar li nga xam ne alal ji moom la Diourbel ab muy ay édifices yu ñu fi defar yu bees muy ay place publique yu ñu fi war a defar muy ay poto lampe yu ñu fi samp yu bees ñun dañ leen a war a aar ñoŋal leen defar leen ba nga xam ne dañuy am surplus mais du loolu nooy yàqu ñu di ko changer parce que lii problème bi rek gis nga tey stade Ely Manel Fall lu ñu defaroon la mais yàq nañ ko ba ñuy laajaat lu ko defar. mbokk yi yaakaar naa fii la ñuy yem ak yéen seen émission question de l'heure ci li nga xamante ni mooy question locale yi nga xamante ni moo concerne Diourbel ñu dalal ci Meissa Gningue dugg ci ñaari question yoo xam ne ni c'est l'actualité nationale présentement Meissa seetlu nañ ne dañoo nar a delloo buum nga ca mboy ga mooy au moment où on parle du pétrole et du gaz dans le pays coupure de courant yi moo ngi ñuy bëgg a rey. non man sànq rek laa def remarque bi léegi di wax dëgg fa yàlla démb laa duggaat ci dëkk bi def naa fi 2 semaines yoo xam ne dafa fee absenté mais dama gis démb ba mu ñëwee ba léegi culture kumpa dafa répété wu te vraiment loolu de xasoon nañ fi Karim ak baayam ne loolu amatu fi ba ñoom jële woon nañ ko ba ñoom ñi ñëw ne loolu dootul amati
bañ teg fii ay lu bees ba pare ñu am pétrole ak gaz c'est pas normal non seulement courant di coupé mais mu seer sax waratut a am waaw loolu moom vraiment day nekk loo xam ne lu ñuy déplorer la léegi nag danañ gëstu xam fan la jógee ak lu fi xew mais diwaanu Diourbel moom coupure bi fi am nii du dëgg du yoon bu fekkee ne man Dakar gu ma jógee coupure bi demee wut nii bu fekkee ne dañoo bëgg a beral benn secteur ñeneen ñi ñu traité leen ñu traité leen en parent pauvre nga xam ne courant xëy na foofu lañ koy def parce que j'ai demandé à Linguère ñu ne ma noonu lay def yeneen régions yi noonu lay def mais à Dakar coupure bi merewul nii et c'est pas normal li Dakar soxla moom la yeneen région mais bu nekkee capitale bi la. ñu ne subvention yi nga xam daana ko destiné ñi nga xamante ni mooy APR même da koy arrêté. waaw subvention yooyu damay bokk ci ay rationalisation des dépenses de l'État subvention parti politique la nga xam ne mooy secrétaire général ba ak ña moom parti bi ñoom ñoo ko ça n'a rien à voir avec l'État il faut que ñu def la distinction entre l'État et les partis politiques ça ne veut pas dire que parti bi nga xam ne moom mooy yor pouvoir bi tey moom état bi ñun ñëpp ko bokk boo xasee nekk président de la République tu es président pour tout le monde rationalisation des dépenses lu ñu ànd la daanaka boo fa xoolee moom moo tax ñu fal Macky ci ay campagne am ay sorteem yam daan def dañ ko daan dégg mu naan bu ma ñëwatee dëkk bi dinañ yaxanal lii danañ def lii bokkoon na ci lu tax ñu fal ko ci premier mandat bi bokkoon na tamit li tax ñi xam ne renouveler waat li nga xam ne moom mooy mandat bi mu am ko loolu bu amee dañ koy jaare yoon parce que Sénégal li ñuy dund dafa metti ci inégalité sociale dafa tàddal Sénégal ça veut dire que li ñuy am ci wàllu ressource li ñuy am ci koom-koom nañ koy fexee séddoo ñun ñëpp dallooy di ci jot seen wàll tey Sénégal 70% de la population ci secteur informel bi lañ bokk nekkuñu ay fonctionnaires de l'État nekkuñu loo xam te secteur boobu c'est mal organisé amul dara tey boo waxee ñu ne non ñoom duñ fay impôt non koo organisé wu mënut a fay impôt il faut nga organiser ko mu mun a fay ay impôt ay taxes keesu état bi am dara mais tant que ñu ngi continuer nii amul benn organisation foofu ñi nga xam ne nañu yokkal mooy sama mbokk enseignants yi way augmentation des salaires indemnité de logement ñoom pourtant am nañ ay logement pourtant am nañ ay ay lefet est-ce que ñu ngi leen koy xalaat di leen ko yokkal kooku inégalité sociale nañ xool nuñ ko régler Sénégal buñ buggee dund ci paix sociale bu durable. jërëjëf mbokk yaakaar naa fii la ñu yem ak yéen mais suñu ngi lan ngay tàggatoo ak ñi nga xam ne li may tàggatoo ak ñoom ñëpp mooy wax dëgg fa yàlla Jurbel sama Jurbel la du ma ko bàyyi tey du ma ko bàyyi ëllëg te nag man du ma nëbb li may def de je suis Birima Mangara même s'il n'est pas politique moom laay àndal man amul ku may séntu wala dara joxuma kenn ay loxo naan fii laa bëgg a dugg déedéet ku am lu may jox ci lu jëm ci ay poste wala dara mën nga ko téye maa ngi la ci sant di la ci gërëm bu baax waaye fa ma ne wax dëgg fa yàlla maa ngi sant yàlla fi ma ne yàlla may na ma dara loo xam ne maa ngi mun naa ci dund ci sama njaboot li may ànd ak moom nag ci conviction politique ak xalaat bu may dolli ak xam-xam bu may dolli bu may ànd ak nit dama lay naw ci sa xam-xam naw ci sa jikko te dama ko naw ci xam-xamam naw ko ci jikkoom kooku boo ko xasee am rek dootoo bàyyi te dara mais teewul ñu fi ne xalaat bu ma am war leen koo jox pour lu mën a doxloo dëkk bi damay continuer di ànd ak ñoom ci loolu dinañ leen jox rendez-vous nag ci élection li nga xam ne mooy municipalité yi di ñëw duñ ci neen nag waaw dinañ ci ne rëjëx duñ xamuñu candidat lañ ci ne wala dañuy accompagner candidat mais ñu ngi ci biir parce que li ñu ñor rek mooy Diourbel di saluer bu baax le courage des jeunes man damaa gis benn changement de mentalité ak engagement bi am ci jeunesse su Diourbel léegi vraiment ba ma ko amee daanaka Mor man maa fi nekkoon ak keneen ñuy kaas tak dañuy dem ba nga xam ne da lay jëpp tey dañoo am relève su ma tëddee damay nelaw bu ma neexoon sax ma jaaxal ne ay ñoom Cheikh Bodi ay gars yi fi ne ñooñu vraiment jël nañu relève te ñu ngi koy doxal vraiment maa ngi saluer di nuyu waa Njaareem yëpp di leen baalu ak bu amee am na ay ñagas-ñagas ci kàddu yi di leen wax ne du lu ma ci soo woon mais xëy na ni nga ko waxee la moo tax mu demee noonu rek di ñaan tamit le président Macky Sall mu continuer gëstu Diourbel suñu marché bi nañu ko defal nañ ko waxee woon suñu stade bi nañ ko defal nañ ko waxee woon suñu hôtel bi ñu engagé woon ñu jëloon engagement nañ ko def ñu accompagner nañ ko def man de ci posture boobu laa ne buñ ko deful rek dañuy delloo buñ ko ca booy critiquer waxaat ne lii ñoo ko waxoon defuñu ko loolu lañ ci mën attaqué leen bu dee nag ay juridiction sax lañ leen war a attaqué ñu attaqué leen ci loolu parce que ñoom ñooñu ko gis nga li ñuy wax naan la promesse est une dette man moom laa gëm promesse boobu la ñuy xaar mu réaliser wu. jërëjëf Meissa Gningue jërëjëf chers internautes de www.baoltimes.com le site vraiment de la référence le premier site au niveau de la commune de Diourbel jërëjëf chers internautes de Baol TV ñoo ngi leen di jox daje ak beneen invité jërë ngeen jëf.